ñuy jiitu au nom ñi ñuy jiite au nom de Cheikh Ahmadou Bamba ah ñoo le tey mënatuñoo julli ñu jóge ci mënatuñoo julli ah ñu ne tey nag wàcc nañ tey xam nga waxoon naa ne Kara daanu saret moo gën a gaaw pour wàcc daanu ci saret moo gën a gaaw pour wàcc moo la gën a noppal sax nga jóge ci avion di daanu du tey sotteeku nga nee nga wax nga si affaire julli waxatuñu si affaire julli nga duggaat ci beneen phénomène duggaat ci beneen domaine ba pare nag au nom de Cheikh Ahmadou Bamba au nom de jarbaatu Cheikh Ahmadou Bamba temps yi nga daan naan alcool xanaa waxoo woon ne say mbëkk nekk da ngay naan alcool wala ñu toppale ci loolu gis nga Kara acte yi ngay jéem a dugal ci maayinu sénégalais yi acte yooyu ngay jéem a dugal ndànk-ndànk tous les 2 mois nga feeñ nga génne benn affaire loolu lañ naan repentance mooy saw yoon du foofu loolu moom lañ naan repentance saw yoon du foofu gis nga dama ne Sénégal ba ñu koy formé Sénégal bañ koy créé ah tubaab yi créé wu ñu ko de ceddo yi ñoo ko créé ceddo yi ñoo créé Sénégal ay Lat Joor ak ay Amari Ngoone Sobel ak liste yooyu ngeen yor yëpp ay ceddo lañu woon ah balaa islam di dugg biir Sénégal ak balaa christianisme di dugg Sénégal dafa am maam yoo xam ne nag dañu dese woon ci ceddoisme ñu bañ ne duñu tuub bañ ne duñu nekk ay julit nekk ay ceddo léegi sénégalais yi nga xam ne dañoo tuuboon ñoom ñu nekk ay jullit ñuy traité ceddo yooyu ne ay mécréants lañ voilà te yéen a bokkoon ngeen ak gaño gu ngeen jóge si genn ak maam ngeen bokk genn ak ceddo ñu ñëw convertir leen ci l'islam jóge ci conversion boobu yéen ñi ngeen xamee ne da ngeen gëmoon islam ngeen di traité seen yeneen moroomi ceddo ne ay mécréants lañ parce que loolu ñu ngi ko bind ci Coran boo xam ne naari ñoo ko dugal foofu ñu duma leen ci islam ñëwaat dumaat leen ci christianisme Sénégal seeni maam yëpp ay ceddo la ñu woon dama leen ci jëlal rek ay quelques exemples rek ci ay nit yoo xam ne ceddo la ñu woon te dañu doon xeex ak Lat Joor mi nga xam ne Lat Joor dafa convertir boppam en islam parce que Lat Joor ceddo la woon ñu convertir ndeyam ci islam mu dem di xeex ak ñi nga xam ne dañu des Sénégal bañ ne duñu dugg ci benn religion nekk ay ceddo ñooñu nag ñoo yor affaire yi ba léegi nag moom la leen Kara bëgg a wan voilà parce que ceddo yi ñoo doon naan sangara temps yooyu sax sangara xewul eau de vie moo xew eau de vie moo amoon ci suñuy temps yi maam ñoom ñoo ko daan defaral seen bopp dooseel ko seen bopp naanal ko seen bopp dañ defe ne nag naankatu sangara du liggéey cod dafa mu toogee ba liggéey Sénégal ba ay abbé en l'an 1800 ban année la sax je l'ai noté quelque part ku ñu naan abbé Boilat né le 23 avril 1814 1800 laa leen da waxuma leen 1914 date de la première guerre mondiale 1814 abbé Boilat est né à Saint-Louis du Sénégal donc 1814 yaayam mi ko fa sukka jur mu juddoo Saint-Louis Sénégal fekk na ñoom yàgg nañ faa ñëw avant abbé Boilat boobu du def ay écriture sur la vie des ceddo au Sénégal. C'est le premier prêtre qui a mis les pieds au Sénégal et c'est ce premier prêtre qui a écrit sur ces écritures. moo tax écriture Cheikh Ahmadou Bamba xamu leen ci sarab ndayam parce que lépp ñu ngi ko denc ci musée yi ñu ngi ko denc fii ci France moom li mu bind xam ne tubaab bi ñoo ko jàpp kidnappé moom li mu bind ak li mu xam ak bagage am tubaab bi ñoo ko jël denc ko ba léegi kenn joxuñu leen sarab ndayam bagage yi li yónnee bagage du keneen la waaye du bagage am ma wax leen ko bu baax. Les ceddo convertis à l'islam traités de mécréants, d'incrédules, de sans foi ni loi, des consommateurs d'eau de vie avec des cheveux qu'on appelle les dreadlocks aujourd'hui. Ça c'est écrit par abbé Boilat. En 1814, il est né à Saint-Louis du Sénégal. Voilà.
kooku bi muy ñëw bay bind fekk na seeni maam yëpp ay ceddo la ñu woon ceddo la ñu woon booba islam ñëwagul christianisme ñëwagul bi islam ñëwee ak christianisme ñëw ci la guerre yi am nag ci entre ceddo yi ak yeneen ethnie yi nekk Sénégal ba ci région de Waalo te région ceddo yi mu ngi demoon ba Sénégal bi Gambie ci ceddo yi la bokkoon Mauritanie ci ceddo yi la bokkoon Sénégal ci région ceddo yi la bokkoon bu leen ñu fontoo voilà delluwaat leen cosaan moo gën même Kara sax mu ngi leen koy wan Kara mu ngi leen koy wan pour ngeen delluwaat cosaan ceddo yooyu naankatu sàngaro yooyu ñoo dóor Hitler ñoo dóor ñëpp ñooñu ñoo doon suppalaku nekk ay yeneen affaire tubaab yi di ko gis di daw te ñu comprendre ñooñu ñooy vrai ceddo yi waaye duñu fi nekk tey naan ay ceddo lañ ay faux ceddo ngeen parce que gëmu leen sarab ndeyam ceddo mooy koo xam ne dafa opposé ci toute religion dafa am opposé sur le christianisme et sur l'islam qui a été introduit en Afrique xanaa loolu jàngu leen ko école l'islam est introduit en Afrique le christianisme est introduit en Afrique introduire mooy dugal avant ñu ko fay dugal nag ay ceddo ngeen woon voilà Jamil de Sagna yow dinaa couper sa dëjëw ndey parce que tu me fais chier d'accord moo pare naa la couper boo jàngulee demal jàngiwaat Jamil de Sagna christianisme dañ ko fa dugal islam dañ ko fa dugal loolu moom munoo koo weddi si sa dëjëw ndey xanaa boo ko weddoo mu delluwaat sa dëjëw ndey munoo ko fee weddi islam dañ ko dugal Sénégal ay ceddo woon ngeen l'empire du Mandang bi ngeen doon tiitaroo naan da ngeen amoon or ak foofu dafa verton nag dafa defoon nii empire yooyu bi muy am boobu islam existé wul ak christianisme ci Afrique voilà Lat Joor ci ñu tuubal la bokk Lat Joor ñu tuubaloon pour mu nekk musulman ci la bokk nag moom moo doon xeex ñi nga xam ne ay non musulman lañ ay non converti lañ ñu nekk ci ceddoïsme au Sénégal ku ko weddi dem leen liiri dem leen jàngi wala ngeen liiri ji Demba War ma wax leen beneen histoire parce que Demba War ñu ngi koy woy chanteur yi ñu ngi koy woy Sénégal lu bëree bëri Demba War Sall mort en 1902 Demba War Sall ceddo la woon ñu convertir que à l'islam au nom de Mamadou Sall fa la turandoo doomu Macky Sall Mamadou Sall turandoom fa la jóge Salleen googu fa la jóge ma waxal leen ko Demba War Sall mort en 1902 kii judd ci ku ñu naan Maysa Tendi Dior fils de Dior Mbaye ñu convertir leen lépp à l'islam Demba War nag moo tuddoon Mamadou Sall fa la turandoo doomu Macky Sall bi fa la jógee ay successeur lañ de dynastie seen époque dynastie des Guedj waxoon naa leen ko voilà ñooñu ñëpp nag ñi liste bi bëri na mën nañ leen a lim bëri nañ ëpp nañ ay 100 wala ay 300 personnes yoo xam ne woon Sénégal ay ceddo la ñu woon balaa tubaab bi ñëw di leen convertir ci islam ak christianisme ma waxaat leen ko moo tax nag ay ceddo des Sénégal boobu ba léegi voilà ceddo yi ñu ngi leen doon xàmmee si seeni dreadlocks seeni dread lañ leen doon xàmmeewe dreadlocks mais xàmmee ñu leen woon ci affaire ay allahu akbar ak ay xasida ak ay yu kenn xamul les vrais ceddo moo tax Sénégal bu ñuy wax dañuy wax spiritualité traditionnelle l'esprit traditionnel la ñuy wax voilà dañ delluwaat foofu sur l'esprit de nos traditions voilà la spiritualité c'est une tradition à nous c'est notre racine rien d'autre et les ceddo qui étaient ivres et qui buvaient de l'alcool c'est eux qui ont construit le Sénégal ma waxal leen ko voilà ñu naan tuxkatu yamba yeeg naankatu sàngara yi du ñun ngeen doon xas naan dañuy naan sàngara xool leen kooku leen di jiite yor mbooloo la ñu yor di leen jiite te ñoo fi dàq naan sàngara dàq fi tux yamba dàq fee laal ci caga ji dàq fee cakaay Europe ñu di leen dóor fii ay whisky glaçon ak yu kenn xamul ak ay morito ñëw fii bëgg ñoo amerde abi génn fii may wax ay taalibe yu mel ni yaay Fall di bàkkoo
Touba bàkkoo sëñ Touba bàkkoo ku ne bàkkoo Kara ngeen katt seen ndey ñi ngeen bàkkoo ñëpp tey mooy dugg seen dëjjëw ndey actuellement mooy delluwaat si yéen voilà du man ngeen doon xas naan tukkatu yambaag naan katu sàngara maa ngi nekk samay beer di naan mais Kara wax na ko te moo leen jiite au nom de Cheikh Ahmadou Bamba loolu moom ça coïncide pas y a quelque chose qui va pas tey dimanche dama koy jamba ma ñëw ci affaire électricité bi Sénégal xalif général yi seen kër est-ce que ñeme ngeen a génne seeni facture li ngeen amel Sénélec yéen xalif généralu Sénégal seeni kër seeni étage seeni villa xam ne ci kaw am na clim ci suuf am na clim ci kaw am na télé ci suuf am na télé ci kaw am na frigo ci suuf am na frigo ak seeni jabar ñaata ngeen di fay courant du ngeen katt seen ndey génne seen facture courant kër génne leen ko ñaata milliards Tiwaawan ñaata milliards ngeen amal Sénélec Touba seeni juma ak